salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne ñëpp yéen a ngi connecté wu à cette heure tardive de la nuit. Il est 1h26 donc guddi na donc waxtu bi ñun ñëpp mu ngi waroon fekk ñu tëdd di noppalu parce que on a eu une longue journée te suba itam ñu ngi am liggéey bu bare bu ñuy xaar donc amoon nañ leneen lu ñu waroon def lu dul wax dëgg yàlla diggante génn heure yi di wax wala di tontu waaye xëy na situation moom moo ko laaj mais surtout di wax ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ay nit ñu engagé ay nit ñoo xam ni ñu ngi def seen devoir de citoyen gis ñi nga xam ne ñoo taxaw tey pour foqati ko ñu am ci stress am ci xel yu jaxasoo am ci jixi jaaxa ma am responsabilité comme beaucoup d'autres leaders de Yewwi Askan Wi rassurer leen mais li may njëkk a wax te vraiment je tiens à le préciser pour ngeen xamee ko noonu parce que beaucoup disent ana coalition Yewwi Askan Wi nañu réagir nañu yëngu xam leen ni coalition Yewwi Askan Wi nekkuñu di nelaw jamono yi ñu toll dañu am QG électoral bi ñu am il y a des centaines de personnes yoo xamante ne ñu ngi collecter les informations électorales ñu ngi recevoir les PV ñu ngi jokkoo ak mandataires yi parce que y a tellement de mandataires commune bu nekk bureau de vote bu nekk centre de vote bu nekk dafa am mandataire bu fa nekk dafa am ay siégeants am ay mandataires am na ñoo xam ni jamono jii may wax ak yéen ñu ngi toog fii ci sunu siège bi nekk siège yu Déthié Fall ak ci yeneen siège yu Taxawu yeneen i siège di collecter ay informations électorales di dajale donc tëdduñu di nelaw donc dalal leen seen xel bu leen jàpp ne information yi ñuy véhiculer ci réseaux sociaux yi wala ci presse bi foofu la Yewwi Askan bi yem rek teg ci loxoom dem tëddi nelaw déedéet ñoo ngi liggéey bu mucc ayib suñu représentant ci bureau de vote yi ñu ngi envoyer les informations les superviseurs ñu ngi envoyer des informations la presse mu ngi envoyer des informations donc il ne faut pas que nit ñi di jaaxle wala di tiit wala di jàpp ne il faut que nit ñi wax parce que rek am na ñu génn wax am na ñu ñàkk fayda nag ndax man nag d'habitude dama nekk koo xamante ne dama fonk sama moroomu jigéen dama respecter sama moroomu jigéen de telle sorte que campagne électorale bi mu commencé ba tey kenn dégguma benn yoon ma jël parole jëmale ko ci soxna Mimi Touré kenn déggu ko ndaxte bu dul dara mat nañu waajur bu dul dara jigéen la comme ñun donc amuñu yitte yi ak yéene yi ak taxawaayu di ko xalapolo wala di ko wax lu ñaaw mais tey Mimi Touré elle est descendue plus bas que terre toroxal na boppam wàcce na boppam rusloo na boppam parce que nit dafay am loo jombale sa bopp bëgg gagner politique bëgg exister politiquement warut a mën a tax ngay ridiculiser sa bopp warut a mën a tax ngay ñàkkal sa bopp fayda te nag li mu def nii ñàkkal boppam fayda weesuwu ko parce que yow na nga fi nekk ancien premier ministre ministre de la justice Sénat ngi toog ñi organiser élection ñu ngi toog les observateurs ñu ngi toog de la CEDEAO nationale internationale la presse mu ngi toog ñépp a ngi toog kenn waxagul waxi résultat nga am sañ-sañu génn taxaw devant la presse devant le monde Sénégal yépp di la seetaan nga naan gagné nañu fi te mu leer na li ngay wax ay kàcc yu tool fépp la nga di ko wax ñu ngi koy araftu nag te di ko wax ne ko ni ko sama frère Barthélémy Dias defee ma koy def ci ginnaawam que ni gis nga élection yii duñu nangu kenn ku ko jéem a foqati suñu loxo Ousmane Sonko wax na ko keroog nee na dafa am ñu commencé doon véhiculer ay message naan audience bi mu am ak Mballo dafa assurer que ni bu élection yi amee day accepter résultat mu leeral ne sàcc bu ñu ko naree def du ko nangu foofu mu teg tànkam foofu la ñu teg suñu tànk te di leen xamal ne leen
boobu ba léegi ñu ngi def nit ñi di bàyyi boobu ba léegi ñu ngi def nit ñi di bàyyi invalidé nañ fi ay liste ñun ñu def preuve de dépassement parce que ñun ay affaire liste affaire poste affaire député taxuñu jóg li ñu tax a jóg c'est le Sénégal li ñu tax a jóg mooy teg ci dëkk réew mi teg ko ci ay raay lu ne def nañ ko fi jël ay liste suppléant teg ay liste titulaire ñu won leen ne leen li ñu leen waxoon démb moo ci nekk suñu suppléant yi moo leen di ñef ba ngeen tëdd ci suuf loolu moom la ñu def tey loolu moom la sénégalais yi def tey suba ba léegi ñu ngi manipuler façon manipulation bu nekk ñu ngi koy indi mais les gens sont restés debout les résultats les premières tendances sont là kenn pareegul amuñu lu ñuy def lu dul di joxe ay résultats Racine Talla di génn RTS di araftu ay journalistes am naan leen bu ñu wax cohabitation parce que loolu oramaay dugg na ci bopp nit ñi ñu ngi leen di xamal nag bu fekkee da ngeen di dof-doflu wala da ngeen di jéem a rakkaaju wala da ngeen di jéem jaay nit ñi xamadi wala réew lu ngeen fi jaay dinañ ko jënd ba mu mat sëkk ndax nag ñëpp xam nañu ni am na ñoo xam ni kenn du leen dégg ci yenn genre wax yi sama genre gii nag kenn gënuñoo bëri histoire kenn gënuñoo bëri musiba mais campagne bu mu commencé ba léegi ay kafaki ree sourire jàmm ak salaam moom la ñu gis ñu doxalee gisuñu ñu def leneen mais nag dafa am ñoo xamante ne seen yaram dafay xasan ay dóor bëgguñu jàmm bu ñu kenn wax ay wax yi jàmm ak waxi nitu fitna ndaxte nag gis nga dafa am loo xamante ne kenn du ko accepté ci kër àdduna kenn du ko accepté ci kër àdduna ndax gis nga nit ñi mën ngeen nekk fii di wax naan ay waxu liste ay waxu personne ay wax yu mel noonu loolu yëpp on peut laisser passer mais pour que la volonté populaire sénégalais yi génn voté seen vote ba mu mat sëkk yëkkati ko teg ko ci loxo opposition bi ñun ñii di opposition bi ñu ñàkk fayda ñàkk mat ñàkk taxaw ba seetaan ñu foqati volonté état bu volonté peuple boobu ci suñu ay loxo loolu moom ba yeboo ngeen tëddi nelaw xam ne du luy am pare leen lu ngeen mën ngeen def ko bu ngeen amee ay police ak gendarmerie njëkk leen jiite fii sama kër fii ci Mamel jikke leen ko ci man parce que nag dinaa leen xamal dara xale yii ñu dar ci campagne électorale bi topp ñu de Guédiawaye jusqu'au fin fond du Sénégal jox ñu seen bët jox ñu seen nopp jox ñu seen xel te nag pare jox ñu seen bakkan billahi duñu gën a gore te xale yooyu duñu xëy def seen devoir muy dugg ci mbañ gàcce yi voteel Yewwi Askan Wi Wallu ñu leen di seetaan ngeen di ko fokk ci duñu leen may dara duñu leen may 15 loolu bu yeboo mu leer ci seen bopp li ngeen perte da ngeen koy perte cette cohabitation par force ngeen koy accepter wa ilaa tout le combat qu'il faudra nous le mènerons sur le terrain il faut que mu leer ci seen bopp ñun nag duñ fi nekk di yàkkamti di tontonte ak ay bojo di tontonte ay nit ñoo xamante ne amuñu classe amuñu personnalité amuñu jom amuñu ngor parce que nit ki ñàkk jom weesuwul nga nekk Grand Yoff bëgg a nekk candidat ñu dàq la nga génn fa dem Kaolack ñu dàq la nga perte tey nga ñëw jaar par tous les chemins de ministre de la justice à premier ministre envoyé spécial président conseil ñu jël la dàq la fa remplacer la ak nit sànni la ci biti nga mer ngembu mer waxtu ñu xëy suba indiwaat la jox la liste na nga ko jiite nga ñëw tey dem sa bureau de vote ca Kaolack dóor la ba nga tëdd ci suuf nga perte ko nga tey ñëw taxaw naan perte nañu commune bi mais perte du département bi ñàkk jom weesuwul loolu ñàkk fayda ak ñàkk fulla weesuwul loolu waaye bu ngeen ñàkkee fulla wala ngeen ñàkk fayda wala seen yaram di xasan wala ngeen foog ni nag dëkk bi yéen a ko moom wala seen baay moo ko moom wala seen i ndey ñoo ko moom wala ñun dañuy togg di leen seetaan ngeen di doxalee nu mu leen neexee ah non nax ngeen seen bopp wax bi du gudd dama bëgg sénégalais yi seen xol yii bànneex bi ci nekk bu leen nangu ku ko génnee bu leen nangu ku ci dëgg 15 waa diaspora yërëm naa leen ci suba ngeen voté ba léegi nelawu leen dem leen ngeen tëddi def ngeen seen devoir voté ngeen gañe ngeen
wax ngeen ak waa Sénégal nañu voté waa Sénégal voté ngeen nekk ci réseaux sociaux yi di partager ak di waxtaan ba fajar munu ci dara ñii liggéey ñi ngi liggéey ñii ñoo war a taxaw les candidats dans les départements kenn ku nekk ci ñoom na taxaw seen ay mandataires xool leen fu ñu nekk xam leen fu ñu nekk surveiller leen seen ay PV photocopie yéen ko wala ngeen photo ko wala ngeen scanner ko denc commission yi nga xamante ne mooy comité de veille électorale bi ñu ngi liggéey dalal leen seen xel dalal leen seen xel Yewwi Askan Wi du kenn koo xamante ne tey ji tey am nga inconscience bu toll nii jàpp lii nga dem tëddi nelaw nit ñi tëdduñu nelaw ñii liggéey ñu ngi liggéey ñëpp a ngi ci les gens tournent les gens sont en train de surveiller les informations sont en train de remonter mënuñu corrompre tout le monde mënuñu corrompre mandataires yi mënuñu corrompre presse bi la presse est en train de faire son travail même si certaines presses essayent de faire du djeng d'autres sont debout ayons confiance en notre presse ayons confiance à nos observateurs ayons confiance à nos mandataires nañ leen gën a ñaax surveiller leen mais nañ am ci ñoom confiance dalal leen seen xel dalal leen seen xel aimé leen parce que ñu ngi signaler live bu ngi kale aimé leen dalal leen seen xel ngeen féexal seen ay xol ngeen dem tëddi noppalu parce que une longue journée nous attend demain dem leen ngeen tëddi dalal leen seen xel bu leen nangu ku góom seen xol bi bu leen nangu ku leen teg stress parce que nag dañoo gagné te nag suñu victoire dañu koy lijjanti ndax gis nga lijjanti suñu victoire ça fait partie du processus de combat contre ce régime là parce que ça montre que suba bu foqati bëggee am wala jaay doole wala forcé bëggee am dinañu taxaw kon tey la ñuy taxaw liñ leen waxoon ci début combat bi ci début campagne électorale moo fi ne ba tey newoon nañ leen campagne bii du affaire campagne yu député du campagne yu poste du campagne yu privilège campagne pour libérer ce peuple de 2024 éviter que des gens aillent dans la rue en 2024 comme nag ñoom giseewuñu ko noonu giseewuñu ni ñu ñef leen ñu génn ndànk am seen minorité xool nu ñu gouverner avec la majorité de l'Assemblée ndaxte ñun on est des patriotes ñu bëgg suñu réew lañu duñu bloquer réew mi mais ñu xool nu ñu ko doxalee ci jàmm ak salaam bëggeewuñu ko noonu ci xeex lañ ko bëggee ñépp a ngi seetaan nag fii duñu fi avertir kenn duñu fi woo benn kilifa diine pour nga atte duñu fi woo benn kilifa aada pour nga atte parce que fii ñëpp a yor seen ay bët ak seen ay nopp di seetaan yéen ñëpp a dégg résultat yi yéen ñëpp a dégg tendance yi nga xamante ne moom moo am te yéen ñëpp a gis Mimi Touré mu dem taxaw ci kanam ay nitam même jigéen ñi nekk ci ginnaawam ba mu waxee Louga dañoo tiit dañoo xulli seen ay bët tiit et ils osent le faire tey toroxal nañu képp ku bokkoon ci administration territoriale kuy organiser élection parce que du ñoom ñoo war a proclamer des élections vous me direz c'est pas la première fois def nañ ko fi en 2019 mais li tere woon ñu xeex mooy mburoog soow dafa nekkoon suñu biir ànd ak nit ñi ñu signé ne nañu bàyyi mu sedd waaye loolu jeex na Yewwi Askan Wi gëm leen ni ñi ci nekk yéen ak ñoom yéen a yem bëgg Sénégal kenn ci ñoom du ñëw sukk jébbalu amul seen ay voix kenn du ko foqati Yewwi sera là Yewwi sera grand Yewwi sera à la hauteur les gens sont en train de travailler demain matin les gens vont collecter les infos am lu ñuy teg ci table bi am lu ñuy teg ci loxo sénégalais yi lu leer ni midi loo xamante ne kenn du ko dindi ils vont tout faire nag pour falsifier des PV pour acheter des mandataires loolu moo tax ñu génn def seen déclaration bii parce que dañu nelawuñu dañuy topp guddi gi comme ay sàcc yu ñu doon ndax ay sàcc lañu sàcc mooy seen jikko mooy seen ñaareelu tur mooy seen ay pexe moom lañu mës a def loolu la ñuy wër di ko def guddi gi yëpp di wut PV ñu sàcc donc ñi nga xam ne yéen a nekk ay investi dans le département Yewwi Askan Wi man mii Maimouna su ma toogoon di xoole ba fajar mënumaa dem partout mënuma nekk derrière commune yëpp derrière département yëpp yéen a ko mën yéen ñi nga xamante ne yéen a fa nekk yéen a ko mën seeni mandataire yéen a leen xam kenn ku nekk na ngeen xam ku mu nekkal ngeen téye seen ay PV li ci des nag ngeen bàyyi ko ci loxo Yewwi Askan Wi xool ndax dinañ ko mate wala duñu ko mate
loolu laa amoon lu ma ci wax bugguma ci sore li ma gën a metti mooy quand je vois les gens qui commencent à stresser les gens qui commencent à avoir du mal ma ne leen dalal leen seen xel def ngeen seen devoir vous avez gagné dem leen ngeen tëddi vous avez le droit de dormir nelaw leen ak jàmm ak salaam nelaw leen ak bànneex bi ñu ànd ak yéen ci campagne bi ba tey bu leen ci jóg continuer leen ci wallaay lazim ce combat on va le mener bu waa Bennoo xalaatee ni dinañ leen may fenn fu ñu gañewul ñu imposer fa nax nañu seen bopp parce que ça va au-delà d'une histoire d'élection ou d'une histoire de gagner. On n'acceptera pas ça. Mais rassurez-vous, ceux qui disent « Ana Yewi », il faut que Yewi réagisse, il faut que Yewi est en train de travailler pour vous. Yewi est en train de contrôler les votes. Les gens sont sur le pied de guerre. ñëpp lu ñu am ci experts électoraux ñu ngi ci collecte bi dalal leen seen xel tëdd leen ngeen nelaw taxaw wax sa ay wax ma gagné nañu fii gagné nañ fële génneel résultat amal sañ-sañu ak fitu wax nangam lañu gagné fii loolu ku ci dóor sa doom wala nga xuloo ci mbaa nga xas ci kenn ku ne Yewwi wala ku nekk Wallu yow yaa yàq sa wax parce que wax bu ñàkk fayda bu weesu ni amul ndax yow soo amee sañ-sañu taxaw ne gagné nañ tel endroit dangay wax ñaata nga fa gagné dangay wax ban taux nga fa gagné dangay wax ñaata pourcentage nga fa gagné mais gagné nañu fii ñun on n'est pas aussi irresponsable pour dire ça mais ce qu'on fera c'est qu'on se battra pour ce pays. Elle va nous trouver devant elle le Benno va nous trouver devant lui Macky Sall va nous trouver devant lui ñu ngi koy woo nag na ressaisiru na Macky Sall ressaisiru parce que amul benn poste député bu ñu koy bàyyee suñuy suppléant ñooy falu loolu la yàlla bëgg te par force noonu lay demee suñ ay suppléant ñooy falu nañu nekk nag di préparer seen ay chiffres di préparer seen ay bagages di ñu xëcc ci terrain boobu on va se retrouver sur ce terrain là te duñu leen may dara 2024 bu jaree ñu xeex ko tey suba billahi suba lañ koy xeex te nag gis nga bipa bu fi kenn woo nit ñi jàmm bu fi kenn woo nit ñi calme bu fi kenn woo nit ñi salaamaaleykum maaleykum salaam ñi war a wax nañu wax ku ci mënta wax na nga noppi seetaan nit ñi ñu defante ko parce que ñi gat sa kese moom lañu xam loolu la ñuy mérité parce que bëgguñu jàmm xamuñu jàmm te il ne se respecte même pas balaa ñuy respecter keneen allez dormir franchement moi je vais aller dormir je vais passer une bonne nuit je demande à tout le monde bonne nuit passez une bonne nuit dormez rêvez de cette victoire rêvez de cette belle journée allez dormir demain matin on se réveille en forme et on fait face Inch'Allah Rabbi merci beaucoup et bonne nuit